بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز xadis boo xamante ne dañ naan xadis bi aziz la mooy loo xamante ne mu ne marwis nay ni loo xamante ne ñaar solo nañ ko aw salaasa mën na dem sax ba ñett ñaar solo nañ ko ci mën na dem sax ba ñett ci yenn partie yi maanaam mën na dem ba ñett ci yenn partie yi maanaam li muy tekki mooy au minimum na ko ñaar solo ci isnaad bu nekk ci yoon wu ne. mashhur mu ne mashhur marwi fawqa ma salaasa mooy mashhur mooy lu ñu solo mu ne fawqa ma salaasa loo xamante ne ëpp na li muy tekki mooy fawqa ma muy ëpp na wala mu tolloo waaw ëpp na fawqa ma salaasa mu ëpp ñett saa yu demee ba mat ñett wala mu koy ëpp rek loolu mooy mashhur maanaam ci isnaad bu nekk ci maanaam ci mayo bu nekk ci isnaad bi maanaam partie bu nekk ci isnaad bi mu am lu mu bon ñetti nit ñu ko solo waaw loolu mooy comme li borom subhaanahu wa taala fi muy waxee ci suuratu nisa naan fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni dégg bu ñu nekkee ay jigéen fawqa ithnatayni mooy bu ñu mat xësee ba mat ñaar maanaam ñaar xam nga fawqa la wax pourtant lu ëpp lu féete kaw mais ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon doxale ak ni nga xam te ne noonu la mbir mi demee boo xoolee même aaya bi dangay gis ne ñaar li ci jublu mooy au moins voilà au moins ñaar kon fii au moins ñett kon aziz loolu moom mooy aziz xadis boo xam ne aziz la ak xadis boo xamante ne fard la astaghfirullah ak xadis boo xam ne mashhur la mais léegi li mu wax mooy bu nekk mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñaari saaba jële ko ci moom d'accord saaba yooyu ku ne ñaar jële ko ci yow ñaar ñooñu ku nekk ñaar jële ko ci yow voilà mooy aziz loolu mooy aziz respectable voilà du ñu topp exactement li an-Nabahani rahimahullah bind ci loolu ndax waxoon nañ ne dañuy tënk yenn yu bari mais dañuy faral souvent di citer li ci Alfiyat Suyuti rahimahullah yenn mbir yi donte dinañu topp ordre bi an-Nabahani di traité bari rahimahullah kon maanaam aziz kon ak mashhur mooy loolu léegi dañ koy tuddee tam moom mashhur dañ koy tuddee mustafid surtout su fekkente ne ëpp na ñett ay 4 fenn fu nekk 4 am fa chaîne bu nekk 4 am fa loolu dañ koy tuddee parfois mustafid dañ koy tuddee mustafid mën nañ ko wax tamit mashhur voilà bu demee nag ba nga xamante ne dem nañ ci degré boo xam ne lu ëpp lu bari dañ koo solo de telle sorte que maanaam c'est impossible ñoom ñëpp ñu bokk dëppoo maanaam ñu bokk di dëppoo di waxandoo lu dul dëgg loolu la ñuy wax mutawaatir am na nag ñu ko yamale ci ñeent an-Nabahani rahimahullah nee na wala maana li ta'yin at-ta'addud ala as-sahih wa minhum man ayyanahu fi al-arba'ati wa qila al-khamsa wa qila hatta awsaluha ila 70 wa qila ghayra dhalik
wa kullu mutawatirin mashhurun wala bil aks dégg nga maanaam mu ne jarul nag ñu koy ràññee loolu maanaam am na ñu ne ñeent bu xësee ba nekk ñeent rek day nekk mutawatir bon loolu wax la tamit bu xaw a daif am na ñu ne xamsa la juróom la bon boobu tamit nekkul parce que yooyu yëpp mustafid la bu nekkee ñeent wala juróom yooyu yëpp mustafid lañ am na ñu ne ñu dem ba yóbbu ko ba 70 loolu tamit ëpp na parce que 70 personnes ci maillon bu nekk dafa bari voilà waaye lépp luy mutawatir mashhur la parce que lan lépp luy mutawatir rek mashhur na ndax lan ndax au moins am na ñetti nit ci maillon chaîne bu nekk ci isnad bi alors que ci mooy tabaqa bi tabaqaat ci ruwaat yi maanaam chaîne bu nekk am na ci maillon bi am na ñett alors que contraire bi amul dégg nga al mutawatir nag dafay waral ilmul yaqin yi ci usul yu ne rahmatullah alayhi maanaam ñi de usul fiqh ñoom buñ gisee loo xam ne xadis boo xam ne mutawatir la dootul nekk loo xam ne dañ ciy njort loolu dootul nekk zanniyatu subut mais yaqin day nekk yaqin subut wala yaqin qat'i wala qat'iyyatu subut naam qat'iyyatu subut dañuy mën a dogu ci ne sax na waaw alors que yeneen yi boobu kooku dañ koy wax gharib maanaam bu fekkente ne kenn rek ko solo fenn fu ne gharib la wala fard tamit voilà yii yëpp ay ahad lañ ba mu des maanaam kon yëpp ahad lañ tudde muy fard muy gharib muy lan aziz ak mashhur ci nit ñi nag boo nee mashhur lu siiw te ñu foog ne maanaam te ñu foog ne lu siiw moo tax ngay wax alors que ci xadis moom tekkiwul loolu voilà ak mustafid yépp ci côté ahad yi la bokk kon ñooñu xabarul ahad lañ bokk ñoom ci aqsamul ahad yi lañ bokk ñu daal mutawatir mooy féete kaw waaw mutawatir daal moom qat'iyatu subut la alors que yeneen yi zanniyatu subut rek lañ am dañuy njort ne sax nañ voilà am na nag yoo xamante ne par exemple début bi maanaam awwalul isnad day nekk fard wala gharib aaxirul isnad nekk loo xam ne mutawatir lay doon comme xadis innamal a'malu binniyat li ko dale Seydina Omar radiyallahu anhu boo Yaxya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullah rahmatullah alayhim loolu fard lañ yëpp moo tax da ngay gis kenn maanaam Seydina Omar radiyallahu anhu Alqama rek moo ko solo ci moom Alqama ibn Abi Waqqas rahimahullah kan rek ko solo ci moom Muhammad ibn Ibrahim déedéet at-Taymi moom Yaxya ibn Sa'id rek moo ko solo ci moom al-Ansari ci Yaxya ibn Sa'id al-Ansari nag la ko ñu bare solo bañ dem bañ ne wax ne yegg si na ci 200 personnes am ñu ne 700 personnes waaye al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah dana déedéet loolu ëpp na 700 personnes parce que man topp naa affaire yu baax topp kii mais j'ai même de na dadi am naa problème sax dajale ci 200 personnes kon nan lañu mën a waxee di 700 waaw waaw dégg nga léegi kon man boo xoolee al-Hafiz ibn Salah rahimahullah moom dani loolu noonu ci benn xadis rek la ko gis mooy man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ndax lu tollook téeméeri saxaaba ñu wax nañ ni ñaar téeméeri saxaaba solo nañ ko radiyallahu anhu
waaye alxaafis abul fadl al iraqi rahimahullah nee na déet xoolaal xadis masxalul xuffayni xadis masxal xuffi ñu bare ñoo ko solo ci saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam lépp 70 personnes solo nañ ko te comme niñ ko gisoon maanaam dem nañ ba 80 personnes ñu ko solo comme ni kii wax boroom ki bind Ibnul Mulaqqin voilà Ibnul Mulaqqin rahimahullah moom mooy boroom Badrul Munir hadith raf'ul yadayni fi salaat ni booy julli da ngay yëkk sa loxo kàbbar allahu akbar kooku par exemple 50 personnes solo nañ ko moo tax al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala dani li Ibnu Salah wax ci ne yooyu dafa jafee gis mooy hadith yooyu nga xam ne mutawaatir lañ wala aziz yu mel noonu dafa fekk ne moom li mu gis ci ay isnaad ci ay yoon yi di gëstu yi wëlbatiwaat yoon yu bari yi xoola loolu daf ko bariwulawul lu muy def lu mu ko def maanaam daf ci am limite daal loolu moom moo tax waaye loolu boo xoolee téere yi di nga ko gis te bokk na ci li koy gën a dëgëral ne mutawaatir moom yu existe lañ mooy li nga xamante ne moom la téere yu xadis yu baree bari yi existe ci téere yu baree bari mu nekk ci téere yi xadis boo xam tey par exemple boo demee sunan Nasaay fekk ko fa boo demee sunan Tirmidhi fekk ko fa nga dem ci Bukhari et cetera te loolu kenn mënul dute ni xadis la yu wér boole ko téere yu bari yi nga xamante ne moom la ñuy toxal de telle sorte que tey par exemple Sahih al-Bukhari kenn mënta dute ni imam al-Bukhari moo ko bind tey par exemple Muwatta imam Malik kenn mënul dute ni imam Malik moo ko bind loolu ci boppam mutawaatir la kenn mënul weddi maanaam parce que dafa bari fu mu tasaaroo ñu bari yor ko de telle sorte que mënoo dute ci ne existé na waaw mënoo dute ci ne existé na tey par exemple Taysir kenn mënul taxaw dute ci ne Cheikh El Hadji Malick moo ko bind radiyallahu anhu parce que ni mu tasaaroo yo la waaw wala Xilaas Zahab nan ngay dute ni Cheikh El Hadji Malick ko bind radiyallahu anhu maanaam yooyu nag bu xësee ba nekk mutawaatir dootuñu seeta ci isnaad yi ba xam wér na wala wérul parce que mutawaatir foofu la wuutee ak yeneen façon xadis yi yeneen yëpp dañuy seet nañ xool gars yi mais xadis bu xësee ba nekk mutawaatir dañuy xam ne ñii mënuñoo dëppoo ci di fen parce que ñu am complicité quoi. voilà complicité boobu dafa impossible ci nombre bu toll noonu ba pare ci maillon chaîne bu nekk nombre bu toll noonu munu ci am complicité munu ci am loolu moom moo tax ñu jàpp ne lii kat lan la kii la day waral ilmul yaqini quoi voilà maanaam day waral ne ñun kat lii kat waaw kay lii daal wóor na kii daal subut na kii sax ak saxam moom maanaam qat'iyatu subut la voilà dégg nga imam as-Suyuti rahimahullahu taala daal di wax ne Ibn Hajar wax na dëgg rahimahullah ci li mu wax ndax mbooloo ci ñu jiitu ñi ak ñu mujj ñi saxal nañ ne am na ay xadis yu baree bari yoo xam ne mutawaatir lañ comme par exemple xadis bi naan nazala al qur'an ala sab'ati ahruf alquran dafa wàccee ci juróom-ñaari xaraf maanaam xam nga xadis bi mooy junj ilmul xuruf boobu noonu wàllu yi di wax waaw xadis bi la voilà mais ñu gars yu bari mënuñu ko firi même ñoom ngi borom xam-xam zahir yi ñoom ñëpp rek qaatibatan ñoom ñëpp mënuñu ko firi ñoom ñëpp rek non c'est vrai ñoom ñëpp rek mënuñu ko firi parce que dañ ci am problème kii ñii naan lii la peut-être lee la ñii naan peut-être lee la ñoom ñëpp ci peut-être lañ mën a ne lañ yem. mënuñu wax ni comme mutawaatir. xadis bi mutawaatir la. waaw foofu ñu la sal. waaw Cheikh Abdul Aziz Dabakh daal radiyallahu anhu moom moo ko leeral moom moo xamante ne moom tabaarakallah waaw parce que même mais xam-xam boobu gaa yi xamoon nañ ko parce que moom la Hakim at-Tirmidhi rahimahullah naa doon wax naa bokk na ci xam-xam yi nitu yàlla di wax waaw di xam waaw di ko wax ok ba d'ailleurs ku ciy wax dañuy xam ne kooku wàllu la ci mandarga yi la bokk dégg nga ak xadiisu bi wax ci alxawdu mooy mbalka mi dégg nga comme xadiis boobu tam mutawaatir la ak inshiqaaqul qamar ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam xaroon weer bi loolu tam xadiis la mutawaatir la
comme xadis yi nga xam ne ñoom ñooy wax ci affaire ray yu bari yeeg ak fitna axiru zaman yooyu yëpp ay xadis la yoo xamante ne mutawaatir lañ waaye lépp lu yëggul foofu kon dañ koy wax ci ahad yi la bokk. léegi nañ xool exemple moom maanaam as-Suyuti rahimahullah taala léegi nañ xool mu ne xoolal li kii wax li as-Suyuti wax ci bunt bi mu tuddee al-gharib wal aziz wal mashhur wal mustafid wal mutawatir yooyu la ci traité al-aziz al-gharib al-aziz al-mashhur al-mustafid ak al-mutawatir mu ne al-awwalul mutlaq fardan walladhi lahu tariqan faqat lahu khudhi wasma al-aziz walladhi rawahu thalathatun mashhuruna ra'ahu maanaam ra'ahu kooku ci beneen bayit bi la bokk dinañ ci ñëw maanaam kon mu bu njëkk bi mooy fard duñ jo mooy loo xamante ne moom kenn moo koy solo moom comme niñ ko waxee amma bi nga xamante ne dafa am ñaar ñu ko solo tariqaani faqat lahu xudi kooku jàppal mu ne moom wasmal aziz bi maanaam mandargaal ko ci ne al aziz lañ koy wax walladhi rawahu salasatun ñi li nga xamante ne ñett solo na ko mashhuruna muy mashhur ra'ahu qawmun yusawi al mustafida wal asah ra'ahu gis nga ra'ahu kon moo jeexal bayit bële mu ne qawmun yusawi al mustafida wal asah hadha bi aktharin walakin ma wadah hadd tawatur wa kullun yanqasim lima bi sihhatin wa da'fin yattasim li ko dalee ci ra'ahu ba ci hadd tawatur loolu nekkul ci nii ci muqaddamat ibn Salah nii ci alfiyat al-Iraqi waaw moo tax as-Suyuti rahimahullah alfiyam bi ñu bëri parfois da ngay dégg ci Wahhabi di surtout dañu bëgg di néewal doole alfiyat Suyuti pour teg ko ci kaw pour teg ci kawam alfiyat al-Iraqi rahimahullah après bon ñuy layee naan par exemple moom dafa nettali exactement rek li ibn Salah wax et cetera mais force est de reconnaître que ni alfiyat Suyuti moo gën a kawe loolu maanaam mënoo ko bañ ba pare ñoom li tax mooy bu saxee di alfiyat parce que xam nga as-Suyuti dafa bind ay téere yu bari di dëgëral affaire tasawuf fi waaw d'accord léegi voilà léegi bu boobaa yow su fekkente ne téere bi da nga koy dëgëral te Suyuti yi mënoo ko bañ dem lool rahimahullah voilà léegi nag par tam dafa bind téere tamit yu bari yu dëgëral am kii mazhab ash'ari yi ci aqida léegi nag après ñoom dañu am problème moo tax lan la ñuy wax waaw Suyuti moom al-Iraqi moom kenn tuumaalu ko ci aqidam te Suyuti dañ ko ci tuumaal mais le problème mooy Iraqi aqida bi mu amoon moom la transmettre Ibn Hajar rahimahullah te ñoom nee nañ Ibn Hajar aqidam baaxul xam nga yéen gars yi dañu mujj mais comme que al-Iraqi rahimahullah moom ci xadis rek la doon évoluer ci téere bi ci presque yëpp ci xadis la ko def léegi nag donc moom côté aqida bi bindu ci ay téere léegi nag de ce fait loolu day neex day am day kii quoi moom day yomb ci moom dañ koy mën a jël voilà dañ koy daal di mën a jël voilà pour wax ne mais kay tamit waru ko moom borom xam-xam buy dugal day graw ko day mën a caw ñu rek dégg nga kon mu ne ra'ahu qawmun yusawil mustafid kon mu ne am na ñu ne mashhur mook mustafid ñoo yam mu ne waaye wal asa hadha bi aktharin waaye lii moom moo ëpp maanaam mooy mustafid moo ëpp mashhur ci ñett la yam mais mustafid mooy par exemple à part de 4 5 6 et cetera ci maillon chaîne bu nekk mu ne walakin maa wada xaddu tawatur maanaam waaye nag feeg yéggul ci xaddu tawatur ñu ne xadis bi mutawatir la waaw kon mashhur da nga waxoon ne moom il faut au moins 3 waaw mashhur waaw aziz au moins ñaar waaw mashhur au moins ñett
léegi mustafid mooy boo boo 4 mais tant 4 5 ba tant que demul ba tawatur ok mu ne wa kullun yanqasim lima bi sihhatin wa da'fin yattasim moo tax yi ñoom ñaar moo tax waaye nag yii yëpp mu jot a tudd mën na xadis bi mën na wér mën na daif d'accord mu ne wal ghalibu da'fu ala al gharibi wa qussima al fardu ila gharibi fi matnihi wa sanadin wa thani qat wala tara ghariba matnin la sanad dégg nga mu ne waaye li ëpp ci li ñuy wax gharib buñ ne xadis bi de gharib la parfois dañ ciy jublu mooy dafa tumranke dañ ciy jublu ne xadis bi wérul loolu mooy lu ci ëpp maanaam xadis boo xam ne gharib la moom lu ci ëpp day dawif loolu la lay bëgg a wax moo tax buñ ne fardu ak gharib léeg-léeg am na ñoo xamante ne dañ ni fardu mooy matn bi sanad ak wala fardu boog moom mooy gharib moom mooy astaghfirullah ci sanad bi gharib mooy ci matn bi voilà loolu parfois nga gis kii di ko wax imam at-Tirmidhi rahimahullah mu naan hadha hadithun hasanun gharib wala sahihun hasanun sahihun gharib bu boobaa garaba bi ci mën na nekk ne matn bi la bëgg a wax ne maanaam isnad bi la bëgg a wax ne benn nit moo ko solo mais lu ci ëpp li mu ci jublu mooy gharib dafa maanaam wax ji moo tumranke déggewuñ ko ci feneen à part ci isnad bii nii à part ci xadis bii nii maanaam xadis bii rek moo wax buñ ne al gharabatu fil matn mooy ak tumranke gu nekk ci yàqu xadis bi ci texte bi voilà même bu fekkente ne isnad bi mënuñu ko refouler mënuñu ko del mais ñoom mënuñu ko maanaam li nekk ci biir daal dafa xaw a tumranke boo ko comparé ak yeneen yi ci des loolu nag après day bon loolu beneen problème la daal problème la boo xam ne fuqaha yi après ñoo koy tere ndax dañuy wax ne chaz la wala yu demee noonu voilà wala nan lañ koy régler dégg nga mais nag mu ne wala tara loolu tamit moom xoolal li ko dalee fii lii ma lay wax yépp tamit am na ci Alfiyat Suyuti imam Suyuti indi na ko rahimahullah te ñeneen ñi indiwuñ ko comme par exemple wal ghalibu da'fu ala al gharib loolu par exemple al gharib loolu nekkul ci muqaddamat mustalah nekkul ci Alfiyat al-Iraqi partie bi tamit loolu la mel wala tara ghariba matnin la sanad wa yutlaqu al mashhuru lilladhi ishtahar fi an-nas min ghayri shurutin tu'tabar dégg nga mooy waaye nag doo gis gharib boo xam ne ci matn bi moom la am te sanad bi gharibul tamit d'accord donc différenciation bi voilà ci ëpp bu fekkee moom la dafa gharib day fekk na sanad bi day gharib mu ne waaye nag def na joyal lu siiw ci nit ñi moom mooy loo xam ne dafa siiw rek sans benn charte bu ñuy bàyyi xel lu siiw rek waaw am na xadis yoo xam te ne siiw nañ lool mais dara mais wéruñu comme par exemple utlubul ilma walaw bis sin sàkku leen xam-xam ba donte siin la loolu siiw na trop kooku daanaka ñépp a ko xam waaw ànd ak ne xadis bi dafa daif ñu ko am na tawatur wala dafa am tawatur déedéet mu xam nga tey boo nee xoolal après dinaa la ñëw ci différenciation parce que il faut affaire bi il faut nga comprendre ko après dinaa ci ñëw léegi mu ne tawatur ci lay ñëw léegi exactement ñu ñëw ci tawatur mu ne wama rawahu adadun jammun yajib ihaalatu ijtimaa'ihim ala al-kadhib fal mutawaatiru wa qawmun haddadu bi ashratin wa huwa ladayya ajwadu dégg nga mu ne lépp loo xamante ne wama rawahu adadun lépp loo xam ne mbooloo jammun bu bari maanaam ñu baree bari yoo xam ne yajib day daal di war ihaalatu impossibilité ijtimaa'ihim ñoo ñëpp ñu dajaloo alal kadhib ci ay fen loo xam ne ñoom ñëpp dafa impossible ñu dajaloo ci fen nee na loolu moom la ñu tuddee lan loolu la ñuy wax fal mutawaatir loolu la wa qawmun am na nit ñoo xam ne nag xaddadoo dañ ko wutal ay limite bi ashatin ci fukk ne fukk buñ nekkee ci maillon bu ne loolu wér na mu ne wa huwa ladayya ajwadu te loolu ci man moom moo gën a dëgër
mu gën a wér mu ne wal qawlu bi ithnay ashrin aw ishrina yuhka wa arba'ina aw sab'ina am na ñu ne mu ne nettali nañ fukk ak ñaar nettali nañ 20 personnes ci chaîne bu ne ci maillon bu ne nettali nañ arba'ina 40 am ñu ne sab'ina 70 wa ba'duhum qad idda'a fihi al-'adam wa ba'duhum 'izzatahu wa huwa waham am ñoo xamante ne nee nañ kooku impossible amul woote woon na nee na xadis mutawatir amul am ñoo xamante ne dañ ni dafa néew lool mooy comme li ñu wax ci ibnu Salah sànq rahimahullah mu ne wax woo waham loolu ak def la bali sawaabu annahu kathiru wa fiihi lii mu'allafun nadiru waaw mu ne waaye li jub mooy bari na d'ailleurs sax man bind naa ci téere bu am solo waaw ci xadis mutawatir rahimahullah rahimahullah dégg mu ne xamsun wa sab'una rawaw man kadhaba wa minhumul ashratu thumma intasaba dégg nga mu ne xoolal par exemple 75 personnes solo nañ xadisu man kadhaba mooy man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar 70 saxaaba solo nañ ko ñooñu tam lu ëpp 70 personnes kenn solo nañ ko ci ñoom parce que loolu li tax ñu xam ko maanaam loolu mooy tawaatur yi maanaam mayo bu nekk mbooloo solo na ko ci ñoom man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar li Yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam képp ku ma final na nga préparé si maanaam na nga xam ne da nga am place boo toog biir safara maanaam na nga préparé sa place biir safara wala ma faaw da nga dugg safara yal nañ ci Yàlla musal loolu met garaw na moo tax imam al-Juwayni Abu Muhammad boo ko teg ba imam al-Haramayn papam rahimahullah papa imam al-Haramayn rahimahullah moom da doon wax naan ku fenal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam day nekk yéefér moom daf ko boole ci li tax nit dem nekk yéefér waaw te tey ko mu leer na ne yow xamoo ba xam lii Yonent bi wax na ko wala waxu ko sallallahu alayhi wasallam wala boog wóoru la wala boog yow nga jàpp ne moom yow nga ñëw rek créer ko pour cause bu mu mën a doon mu ne yow da nga nekk yéefar mais nag ñu ëpp ci borom xam rahmatullah xataa doomam sax ci ñooñu la am dani déet du yéefar nag sauf que am na bàkkaar bu garaaw boo xamante ne moom daanaka xaw na jege yéefar moom maanaam du yéefar mais jege na ko waaw bàkkaar bu garaaw na waaw dégg nga mu ne te ñooñu noonu 75 yi solo xadis bi al ashara ci lañ bokk mooy fukki yi mooy al ashara mubashiruna bil janna d'accord voilà waaw dégg nga mu ne summa intasaba mu ne laha xadisu raf'i lil yadayni wal xawdi wal masfi ala al xuffayni voilà bokk na ci tamit xadis raf'a lil yadayni yëkkati ñaari loxo yi ci julli ni allahu akbar kàbbar boobu wal xawd d'ailleurs am na beneen bi tamit mutawaatir la beneen bi mooy ñaan booy ñaan yëkkati sa loxo boobu tamit mutawaatir la kay gars yi xëy ba xar ba rek nag ma ko voilà gars yi daal dégg nga wal xawd dégg nga xawd mooy mbalka mi wal masx alal xuffayni boobu tamit mutawaatir na wal ibn Hibbaan al aziz ma wujud léegi aziz mooy lan léegi aziz moom waxoon nañ la ko waaye imam mu ne ibn Hibbaan wal ibn Hibbaan al aziz ma wujid bi haddihi saabiqi lakin lam yujid ibn Hibbaan moom rahimahullah nee na aziz moom amul existé wul waaye nag ci xadd maanaam ci limite yi ñu ko jox waaye nag waaye walakin laa yujid waaye li mu wax ki wut de dëgërut de aziz existé na
وللعلاء جاء في المأثور ذو وصف العزيز والمشهور متى العلاء رحمه الله نانا دين اكay dik na ci hadith yi ay hadith yo xamne mënef nako ذو وصف العزيز manam bu lo xamne amna ñaari melo yépp liñ ko melale ci al aziz ak mashhur yépp am nañ ci manam niñ melale aziz ak niñ melale mashhur dik na ci hadith yi yu wér nañ yu wér léegi nañ jox exemple hadith boo xamante ne aziz la mooy comme hadith bi imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhi ma solo dégg nga jële ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu Bukhari moom solo ko mu jële ko ci Abu Hurayra tamit radiyallahu anhu kon ñaar jël nañ ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam Anas Abu Hurayra radiyallahu anhu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in kenn ci yéen du gëm dëgg-dëgg ngëm gu ñu mën a nangu dëgg mbete man mii yenente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma gën a sopp fa moom waajuram ak doomam ak nit ñépp léegi Anas ñaar nit solo nañ ko ci moom muy Qataada mooy Qataada ibnu Di'aama as-Sadusi rahimahullah Abul Xattaab al-Basri thiqatun sabt voilà Abdul Aziz ibnu Suhayb te mooy Abdul Aziz ibnu Suhayb al-Bunaani moom tam Basri rahmatullah alayhi ñoom ñi ay Basri waa Basra lañ léegi par exemple ñoom ñaar solo nañ ko ci Anas ibnu Malik léegi Qataada Shu'ba ak Sa'id solo nañ ko ci ñoom ñaar ci ñoom Abdul Aziz mooy ibnu Suhayb Ismaïl ibnu Ulayya ak Abdul Waaris solo nañ ko ci moom ba pare kenn ku ci nekk ci ñi mujjee solo mbir mi muy Shu'ba Sa'id Ismaïl ibnu Ulayya Abdul Waaris ñoom ñi ñëpp mbooloo solo nañ ko ci ñoom kon loolu aziz la dégg nga léegi après affaire fard yooyu insha allah dinañ ci ñëw pour bañ a guddal dégg nga ay fardu mutlaq et cetera tout ça léegi mu ne moo anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam partie bi ñaari wax la fi traité ñaari partie ñaari mbir la fi traité mooy lu ñuy wax al mu'an'an ak lu ñuy wax al mubham waaw moo tax fii dafa doyloo ci exemple pour mu leer néewul mu'an'an mooy booy wax an wala yooyu déedéet dafa joxe rek exemple daal ni ka an sa'idin an karam wa mubhamun voilà mooy maa fihi raawin lam yusam mu'an'an mooy loo xam ne nit ki bi muy wax dafay wax rek ne danaan rek an fulaan qaala voilà comme ni nga xamante ne noonu la ñuy ngay gis xadis yu bare bari ñu koy solowee noonu voilà an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wala an Anas ibn Malik radiyallahu anhu boo xoolee yenn surtout téere yi nga xamante ne dañuy gàtt dañuy tënk isnaad yi da nga ciy gis bu lu bare an yi mu an waaw léegi boo ñëwee jële nañ ci mooy baat wolof danaan jële nañ ci xaw ma est-ce que dëgg en tout cas daal mooy day wane ne daal ci kooku la mbir mi jóge loolu daal lay tegte la voilà saa mu leeral ne dégg na saa mu leeral li ñuy wax kon as-simaa wala boog at tahdis ne waaj moom moo wax
sans mu leeral li ñuy wax al ixbaar am na benn affaire bu am solo xaw ma est-ce que batnu bi am na lu ciy tegtale loolu kii wax nit ki di dégg parce que dafa am ay façon yu ñuy solowee xadis ak nuñ koy kiiwee matnu bi dafa gàtt maanaam bu day résumé rek pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy doog a tàmbale waaw mais duggul bu baax ci yenn domaines yi am na sax domaines yoo xam ne traité wu ko du tout ci yenn teggin yi et cetera ak nan la ñuy xàmmewee yenn mbir yi boo xoolee ci biir commentaire bi da nga ciy gis ay mbir yu bari yoo xam ne moom traité wu ko voilà mais incha allah yooyu yëpp bu dinañ ko def ci anam gu gën a yaatoo yaatu incha allah bu ñu yàlla mayee ba ñu sharh Alfiyat imam as-Suyuti rahimahullah yàlla nañ ko yàlla yombal barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léegi xam nga dafa am lu ñuy wax as-sima xam nga mooy nit ki di dégg parce que ni ñuy solowee dafa bari am na juróom-ñetti façon yu ñuy solowee bu njëkk bi mooy as-sima moom la ñuy wax ak tahdis d'ailleurs am na sax ñu ne as-sima ak tahdis mën nañu wuute parce que bu ma nee sami'tu dégg naa diw mu wax ak diw nu wat nettali nañu wax na dégg naa bi moo gën a moo ëpp doole waaw am na ñu ne déedéet xaddasana wala xaddasana moo ëpp doole parce que li tax moo ëpp doole moom mooy moom moo bëggoona maanaam moom dafa jublu woon pour yow wax ak yow tam nga déglu ko kon day def plus attention am ñu ne déedéet dégg gi nag moo ëpp doole parce que mën nay wax fekk ñeneen la doon waxal wala yu mel noonu ala kulli xaal dégg gi ak wax ji benn la ci benn côté mooy lépp waa ji moom day wax ngay dégg xaddasana fu ñu ko waxee loolu léegi mu am lu ñuy wax al qiraatu ala shaykh loolu mooy ñaareel mooy loolu bu boobaa yow da nga naan axbarana léegi tey bu fekkente ne yow rek la doon waxal yow rek la sëriñ bi di waxal boobaa da nga naan xaddasani bu fekkente ne moom mooy wax nga dégg naa naan xaddasani su fekkente ne yow wala da nga naan sami'tu dégg na su fekkente ne mbooloo ngeen muy wax ak yéen da nga naan xaddasana su fekkente ne yow yaay jàng sëriñ bi di déglu da nga naan axbarani su fekkente ne mbooloo ngeen mais yow ngay jàng mën nga ni axbarana bu dee de keneen mooy jàng mën nga ni axbarana mais boo ne axbarani cheikh wala fulaan bi qiraati alayhi ci sama njàng man ci moom boo wala boo ne axbarana fulaan bi qiraati alayhi diw moo doon diw day net xadis bi solo nañ ko ñu ko ci moom ci njàng bi ñu doon jàng mais man maa doon jàng ama wala qara'na wala boog comme ni kii di wax qara'tu ala Malik li Yaxya di wax at-Tamimi rahimahullah bu koy Imam Muslim di solo ci moom rahimahullah dañuy gis maanaam qara'tu ala Malik jàng voilà man maa liir Malik di déglu rahimahullah léegi bu fekkente ne kii mooy jàng maanaam keneen ay jàng danga naan axbarana fulaan bi qira'atin alayhi wa ana asma'u waaw voilà nga xam ne keneen moo doon liir man may déglu voilà voilà parfois nag yooyu yëpp du ko mat boo ne axbarani wala axbarana rek doy na dégg nga voilà mais boo maanaam astaghfirullah boo ne axbarani jarul ngay utiliser bi qiraa amma boo ne xaddasani fulaan boo ne xaddasani fulaan bi qiraati alayhi boobu mu la neexee ngay wax xaddasani bu la neexee nga ne xaddasana fulaanun diw moo ñu xaddasana la mais bi qiraatin alayhi wa ana asma voilà loolu booy wax xaddasana mën nga wax xaddasana ci loolu bu la neexee nga utiliser maanaam am na luñ naan ijaza
façon la bu siiw surtout ci jamono yu mujj yi nga xam ne téere yi dañ bari mënoo dégg lépp et cetera loolu ijaaza ba pare tamit téere yi mool nañ ko loolu moom moo maanaam d'ailleurs am na sax ñu ne ijaaza ci mujj jamono yu mujj yi moo gën a dëgër dégg sima parce que li nga dégg waa ji mën na juum ci tari bi alors que li ñu mool ci téere bi taxqiq ko xoolaat ko segg ko ba téere bi nekk fii ijaaza bi mooy gën a dëgër moo daal léeg-léeg ñu bari sax ba bu dee même bu dee dañ koy jàng ni après dañuy ijaazaat ci ginnaaw pour yi ci njuumte am ak yooyu léegi ijaaza mooy lan mooy nga ni ah sama téere yaa ngi nii wala lii laa déggee woon ci sama sëriñ wala lii lañ ma jàngaloon wala lii lañ ma ijaazaloon ñoom tamit léegi man yow ijaazal naa la ko maanaam mooy mën nga koo soloo daan ne diw moo ñu ci diw lañ ko jële kooku su la neexee nga utiliser an par exemple d'accord su la neexee nga utiliser an bu la neexee nga utiliser am ba ana su dee ñu bari ngeen am ba ana waaw su dee kenn nga da nga naan am ba ani am ba ani bokkul xabarani déedéet axbarani bokkul d'accord waaw ron dafa ñëw sama xel ma naan est-ce que ñu bokk ma naan xam déedéet bokkuñu am ba ani mooy yow ijaaza la voilà am na mën nga tamit wax ne xaddasani ijaazatan diw moo ma nettali mais ci ijaaza d'accord am na nag sax ñu joyal lo kii yow mbir mi daal ni bu la neex sax nga ne xaddasani rek mu jeex au moment où mbir mi moom saxaayam ak jugewaayam bi mu ñëw ak moom maanaam intention bi mu am ci bu mënoon a taxaw liiral la lépp wax la lépp da koy wax ba pare tamit sax googu nga dégg ko nga ñàkk ko dégg ñoo yam maanaam moo xaddasani nga utiliser xaddasani rek voilà dégg nga wala xaddasana léegi kon waaw loolu maanaam tudd naa ñett mu des li ñuy wax al munawala munawala mooy ma yor sama téere bind ko bind ci xadis yi ma jàngee sama sëriñ yi et cetera daan ni la ah téere bii de am téel maa la ko jox moom laa jàngee ci sama sëriñ jox naa la ko may naa la ko wala am jox naa la ko bu ma ne la may naa la ko wala jotaay sàngam la ma fa jàngee ci sëriñ bi moom mi ngi nii téel ma recopier ko pare ma bind ko après daan la koy may daan la koy jox loolu munawala la parce que boobu ijaaza amu ci boobu voilà dama la ko jottali ko waaw dama la ko jox rek léegi yow loo ci lii comme man wax naa la ne la yow man maa ko bind wala lii dama ko déggee ci sama sëriñ yi am yow bu boobaa mën nga koo toxal mais nag am na ñu ne il faut que ñu sartal ko ñu lëkkale kook ijaaza comprendre mu am lu ñuy wax al mukaataba waaw al kitaabatu waaw mukaataba mooy bu ko ñaar ñëpp defee voilà al kitaabat mooy téere mooy bind mooy comme kataba ilayya fulaan diw moomu bind na ma nàngam comme par exemple mu bind ko ay xadis benn sëriñ bind ay xadis yónnee ko ay taalibe mooy kataba ilayya fulaan waaw dégg nga yooyu tamit foofu lañ koy dugal kooku moom mooy juróomeel bi ci des moom mooy al wasiyatu am na tamit avant al wijaada wijaada moom mooy wajatu al ala xatti cheikhi nangam voilà fekk naa ci sama këyit yi sama mbindum diw sëriñ diw mu wax nangam yooyu moom la ñuy wax al wijaada mooy bu fekkente ne dangaa fekke ku bind ab téereem mais nga xàmmee ni lii mbindam la nga ni fekke naa ko
fekk naa ci bind sàngam nga bindee ko noonu comme li Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi doon bind di ci musnad bi léeg-léeg mu ne wajadtu ala xatti abi dangam qaala haddathana na voilà genre yooyu donc al wijaadatu après mu am al wasiyatu wasiya mooy ma dénk ne man damay tukki sama téere yi nag maam moom laa jànge woon sama sëriñ ba kii fonkal ma ko téyel ma ko ma dénk la ko mayuma la ko dama la ko dénk léegi nag mu des ndax mën nga ci solo et cetera loolu borom xam-xam yu wutee ci tamit rahmatullah alayhi mais au moment où sax na moom maanaam mënef na ko solo maanaam en tout cas jëfe li nekk ci biir moom mën naa ne bu dëgëri voilà léegi mu des li ñuy wax al i'lam mooy ma ne téere bee gis nga téere bii nii voilà ma ne ko moom laa jànge woon moom laa mooy li ma ci bind mooy xadiis yi ma jànge sama sëriñ wala yooyu wala mu wàcc ne waaw kon yooyu mooy juróom-ñett yi léegi nag an xam nga nit ki bu ko waxee mën na nekk ci juróom-ñett benn ci juróom-ñett façon yooyu yëpp dégg nga waaye mu an borom xam-xam dañ ci wut ay kii pour mu wér dañ ni dañuy koy jox àtte jokkaloo fa li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi waaye ci charte li ñuy wax subutul liqa al mu'annan ba'duhum ba'dan walaw marratan waaw mooy ci charte mooy ñu mën a saxal ne kii ne jële nañ ci diw kooku ak maanaam ñoom ñaar ñu mës a tase donte benn yoon da ci dund waaw en tout cas jokkaloo ko leer buy wane ne war naa mën a jële ci moom am na dégg nga waa adamu tadlis minal mu'annan waaw mooy adamu tadlis mooy waaw moom dinañ ci ñëw loolu waxoon nañ ko sax ci bi voilà ci bi ñuy wax mat na bi kon loolu léegi fokk waa ji bañ a tadlis loolu benn la parce que bu fekkente ne mu'annan bi moom day tadlis maanaam ki naan jële nañ ci diw moom day tadlis loolu wóorul waaw loolu day tax affaire bi du sax maanaam day tax ñuy dute ci ndax xadis bi wér na wala wérul parce que il se peut que ci keneen la ko dégge te kooka xamuñu kan la voilà voilà dégg nga amma imam muslim moom rahimahullah moom al anatu loolu al anatu la tudd maanaam affaire bi jëf ji ci boppam waaw al anatu léegi ana boobu pour mu am imam muslim rahimahullah moom daf ko chartal li mu ko chartal rek mooy li ñuy wax al mu'asara mooy ngeen bokk jamono amma imam al bukhari rahimahullah moom il faut que daje bi wér fa moom voilà loolu moom moo tax imam muslim rahimahullah waaw moom il faut que daje bi wér ba pare il faut que kooku jëlee ci ñeneen waaye moo tax imam muslim rahimahullah ci maanaam astaghfirullah maanaam il faut que ak jële am à partir de maanaam ci ñeneen ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi maanaam borom xam-xam yeneen borom xam-xam dañu wax ne il faut que jël am ci ñoom jëlee am maanaam mooy ñu mës a gis ne waajooju mës naa solo ci diwu déjà d'accord imam al-Bukhari chartalu ci ne ñu xamoon rahimahullah chartalu ci ne ñu xamoon ne kooku mës naa jële ci moom d'ailleurs moom ak sëriñam yëpp Ibn al-Madini rahmatullah alayhi ñoom ñëpp loolu la ñu wax loolu la ñuy xalaat mais moo tax imam Muslim ci introduction saxiixam bi rahimahullah dafa raddu genre ñiy wax façon wax yooyu yëpp loolu tax vraiment dafa raddu avec ardeur sax waaw d'ailleurs am na ñu ne loolu moom moo tax solowul ci nii ci imam al-Bukhari nii ci Ibn Madini ci saxiixam rahimahullah waaw ñu ne parce que ñoom la doon waxal foofu ci bi muy raddu bi mu dëgëree ni mu doon tontoo seen wax joojoon parce que moom dafa jàppoon ne loolu ku ko saxal kuy waxee noonu da ngay neenal lu bare ci xadiis Yonent bi
sallallahu alayhi wasallam d'accord. moo tax mais daf leen a raddu mais avec ardeur. kon charge yi buñ dëgëree quoi da ngay éliminer lu bari. voilà waaw amma kuy an anatul mudallis moom kuy def tadlis moom sa an ana kenn du ko nangu waaw à part que ñu mën a xool xam mbir mi daal waaw mais mu am benn affaire bu bàyyi xel mooy an léeg-léeg ñu wax ko fekk ci mbiru diw lay tekki waaw maanaam an qissati nangam comme la al-imam al-hafiz ibn Hajar wax rahimahullah waaw voilà dégg nga joxe na exemple comme li nga xamante ne moom la ibnu abi xaysama rahimahullah taala solo ci taarixam mu jël ko ci baayam mu jël mu ne qaala xaddathana abu bakar ibnu ayash qaala xaddathana abu ishaq an abil ahwas annahu xaraja alayhi xawaarij faqataluhu maanaam an abil ahwas maanaam mooy ci mbiri abul ahwas neex wala xawaarij yi ñoom ñoo kii wala ñoo génn ci moom ñoo ko rey voilà à propos de voilà léegi mu an am na tamit mu an wala Hamza wala mu annan voilà comme boo ne xaddasana fulaan anna fulaanan qaala voilà anna boobu moo ko an ñoo yem rek ci daje ci moo xam daje nañ ndax leeralul daje gi leeralul jotaayoo gi leeralul dégg gi voilà et cetera leeralul dara mais yooyu yëpp dañ koy dañ koy xool rek bu mënee nekk ànd ak ne waa ji bu fekkente ne du mu dallis maanaam du def ay tadlis mooy daal nañ bokk jamono. voilà léegi mu an nan bii li tax kii waxu ko dañuy xam mu an aussi mais mu an nan tamit li tax kii waxu ko ndax dafa imam al-Bayquni rahmaani ndax dafa nuroog lan mu an ñoo yam dégg nga li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nag am na beneen mbir bu dara leer mooy lépp ci boroom xam-xam rahmatullah alayhim te bokk na ci imaamu Malik rahimahullah comme ni nga xam ne noonu la ko al-Hafiz ibn Abdul Barr rahimahullah waxee ci Tamhid moom dafa yamale riwaaya al anana ak riwaaya bu nit ki wax ne diw nee na qaala d'accord waaw voilà parce que li ma ta bàyyi xel rek mooy daje gi jotaayoo gi dégg gi ak fekkee gi ànd ak ne kii wax dafa mucc ci tadlis moom loolu moom la mat a bàyyi xel moom la bàyyi xel voilà am na ñu ne comme ñeneen wala al-Bardiji et cetera nee na waaw bon ala kulli haal am na yeneen wax yoo xam ne yaakaar naa leeral nañ li ci ëppoon solo imam as-Suyuti moom rahimahullah xool ci alfiyam bi léegi lii la wax moom dani wa man rawa bi an wa anna fahkumi bi waslihi inil liqa'u yu'lami voilà képp solo ci an ak anna na nga àttee jokkaloo bi su fekkente ne daje gi xam nañ ko walam yakun mudallisan te kooku nekkuloon mudallis kon ñaari condition yooyu la d'accord dégg nga mu ne walam yakun mudallisan waqiila la waqiila anna qat'an wa amma dégg nga iqta dégg wa dégg na walam yakun mudallisan waqiila la waqiila anna iqta wala ba waaw wa amma an sila aqta'u wa amma an sila maanaam wax nañ ne déedéet maanaam am na ñu d'accord ci àtte boobu am na ñu ne ñu différencier entre an na ak an ñu ne an na moom dafa dog waaye an dafa jokk voilà voilà mu ne wa muslimun yashhad ta'asuran faqat wa ba'duhum tuulu sahabatin sharat muslim rahimahullah yashhad moom li mu sartal mooy ta'asuran mooy bokk jamono faqat kese
am na ñeneen wa ba'duhum tuulu sahabati maanaam il faut que ngeen yàgg ànd pour nga ne jëlee nañ ci diw il faut kooka yàgg ànd ak kii voilà wa ba'du parce que dafa am yoo xam ne vérifier ko après day jafe loolu moo tax ko wa ba'duhum irfanahu bil akhdhi an wastumila ijazatan fi dha zaman dégg nga am na ñoo xamante ne irfan maanaam ne xamee nañ ni diw kat daa yàgg jële da doon jële ci diw il faut que ñu xam ko ñoom dañoo sartal loolu mu ne waaye ci jamono ji léeg-léeg def na ko jëfandikoo ci ijaza dañuy ijaza na an diw voilà mu ne wa kullu man adraka ma lahu rawa muttasilun wa ghayruhu qat'an hawa képp koo xamante ne nag dangaa fekkee jamono yi ki nga soloo nag mbir mi mën nañoo àtte ni jokkaloo na daal ci lu dogu daal voilà position muslim bi daal voilà moom la dëgëral parce que tamit sinon fii soo fi nekkee di voilà affaire bi day gën a compliqué quoi en fait voilà te puis jamono jooju nit ñi dañoo gënoon dañoo amoon responsabilité xamoon nañ yooyu daal ba pare xamoon nañ nit ñuy jokkaloo et cetera maanaam ñoom daal de sinon soit da ngay wér wala nga ñàkk wér voilà boo wérul moom nañu xam ne ñuy def ak yow waaw soo wéree ñu jël say affaire voilà léegi imam al-Bayquni rahimahullah daane wa mubhamun ma fihi raawin lam yusam dégg nga léegi mubham mubham mooy koo xamante ne maa fii mooy bu fekkete nekk na fii raawin ku solo xadis bi lam yu samte tudduñu ko mooy nit ki ne par exemple diw dey nettali na ma wala dégg naa ci benn góor wala am na benn maire bu ma wax ne wala sama benn tante nee na wala sama benn maam nee na yooyu yëpp ay mubham lañ wala am na benn sénégalais bu ma wax ne ak ñu koy jëfandikoo voilà pourtant dañuy dëgëral bu ñu xelul voilà waaw par exemple ñuy waxtaan ca mbiru Somalie nga ni am na benn somalien bu ma wax nangam loolu rek loolu mooy léegi problème bi mooy est-ce que kooku wér na voilà léegi ñun on peut que te faire confiance mais non mais déet bu la ko am somalien waxee le souci mooy somalien boobu moom ci jëmmi boppam est-ce que wér na est-ce que amul ay intérêt yu war a tax mu wax li mu wax loolu la tamit ay diw fa lay liggéey ak yooyu yëpp ngay mën yooyu yëpp taxul mu wér xam nga léeg-léeg nit dañ lay wax dara bëgg laa wax dara ci nit daal la diw day ànd ak moom wala diw da koo xam ñoo bokk fa ñuy liggéey yooyu mais après mais kan moo la wax ne amul intérêt bu tax mu war waaye bàyyi leen li ngeen def way barkeel loolu waruloo waaye yow te yow sa intention bi ñu wax mooy dëgëral mbir mi quoi waaw yow loolu rek nga ci jublu woon yow déjà da nga am problème parce que yow da nga far léegi man am naa problème ak yow après nga bëgg mu yokkal beneen problème kooku nag ku xam milieu bi la waaw ku xam milieu bi la déedéet après bu ko xamee mais est-ce que wóor na dégg nga kon le fait que ñuy dindi kii bi loolu moom mooy njariñ bi maanaam ñu xam ne mubham bi kii la diw la ñun bu ko defee ñu day tax ñu yëkkati li ñuy wax aljahala réere gi li nga xamante ne day tax ñu mënoon a tuumal xadis bi voilà voilà waaw dégg nga moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yittewoo affaire yooyu noonu quoi xam kan mooy diwul nan la et cetera ak diw ak nit par exemple bu solowee daal di wax ne
jëlee naa ci ku ma wóor ku nekk ku ma nettali nangam kooku kan la. parce que léeg-léeg mu bañ ko tudd pour ay yeneeni cause aussi. d'accord. parfois waaw. parfois mu bañ ko tudd pour beneen cause. cause par exemple jamono ji muy dund buggul ku tudd maanaam par exemple buur yi bugguñu ko tudd kooku loolu day am. voilà wala jamono. buur yi dañuy jóg. waaw non léeg-léeg waaw léeg-léeg loolu moo tax danaan rek ku ma wóolu wax na. mais ñi ko xam dañuy xam ne ah kon kii bu waxee lii diw la doon ci doon jublu. kon moom xam c'est pas négatif. c'est pas tout le temps négatif déedéet. voilà. voilà mais nit ñi mais milieu borom xam ñoom dinañ xam kan la. parfois bu dee ci bu négatiful souvent dinañ ko xam. waaw wala ku ne sama ndijaay nee na. léegi dañuy seet bu nee sama ndijaay nee na rek kan lañ ci jublu. léegi nag bu nee ndijaay diw ñu xam ne diw la. waaye bu nee sama ndijaay rek comme li Bintu di wax. bu nee sama tontoo rek ñu xam ne Moustapha la. léegi bu dee keneen danaan tontoo diw. waaw loolu la. voilà. voilà léegi loolu riwaaya yooyu masalan loolu mu def na ko bàyyi xel. Moustapha yaa tontu rek ñu xam ne diw la ñu xam ne Moustapha lay wax keneen ku mu bi kii neneen da lay tudde waaye kenn rek lay wax tontoom. mu du ko xam na ko moom mi naan ko. voilà waaw bu ñëwee saa di dugg naa tontu léegi ñëpp xam ne Moustapha lay wax voilà keneen ku mu mën a doon dañu xam ne du ko xam nga loolu moom maanaam loolu bu mu xam nga ko. pourtant mu xam la mais bon on peut s'en servir. voilà dégg nga am ñoo xamante ne tamit li tax seen ñu maanaam ibham bi am problème mooy kenn solowul ci ñoom lu dul benn nit kese mooy al wahdaan ñoom kenn nit rek moo soloo ci ñoom voilà moo tax imam par exemple am na ñuy bind ci ñoom téere comme imam Muslim rahimahullah waaw léeg-léeg koo xamante ne tey par exemple benn nit kese moo soloo ci moom maanaam koo xam ne benn nit rek lay solowee bu dee sama sëriñ bi nee na sama sëriñ dañu xam ne diw kooku la parce que kooku rek la soloo ci moom mais nag kooku aussi dafa am lu ñu koy tuddee koo xam ne tey benn nit rek a soloo ci moom dañ kooku majhulul ayn la tudd waaw kooku majhulul ayn la moom mu xam ñoo yem à moins que am ñeneen ñu ko xam ba dëgëral ko am maa koo xamante ne nag ñu ëpp kenn solo nañ ci moom waaye ak dëgëralam saxul maanaam saxul ñu ne siqa la wóorul xamuñu ne ndax siqa la wala du siqa kooku majhulul xaal lañ ko tudde wala almastur dañ ko kon voilà man majhulul ayn mooy koo xam ne kenn rek mooy solo ci moom. waaw parce que tey xoolal imaginer bu dee Moustapha moom Omar rek ko xam xadis yi nga xamante ne moom moo jaare ci Moustapha yëpp ci Omar rek la jaar après ginnaaw léegi problème mooy dañuy laaj diw mooy kan comme li daal ci li daal ci jamono yu mujj yi Salih al-Fulani ci Muhammad ibn Sinna moom mais problème bi mooy xam nga lan moo tax ñu bari foog ne Muhammad parce que masala boobu en fait masala bi li tax mu yitteloon moom mooy dama gis xadis yu bari dañuy jaar ci ñooñu noonu ci Muhammad Salih al-Fulani ko existé la xam nañ ko rahimahullah xam nañ ko bu baax sëriñ bu mag la d'ailleurs sax waaw mais Muhammad ibn Sinna boobu noonu nga xamante ne boo xoolee xadis yi gàtt yi riwaayaat yi isnaad yi ñoom saxex yi jaar ci saxex pour Sahih al-Bukhari rahimahullah yu ci ëpp dañuy jaar ci kooku kan la mais kooku bu ñu ko xoolee boo ko xoolee da ngay gis ne nit la koo xamante ne dañ ni dugg na Fass en tant que sëriñ en tant que talibé génn na fa en tant que sëriñ te defoon na fa 30 ans maanaam duggaat na fa en tant que sëriñ te ba mu fa njëkkee dugg def na fa 30 ans mais boo xoolee boroom xam-xamu Fass yëpp kenn xamu ko kenn musu ko tudd ni en tant que talibé ni en tant que sëriñ am na nag ñu solowee ci moom mais attention
li tax ñu solo ci moom c'est parce que dafa am ay boroom xam-xam yoo xam te ne dañoo saxal li ñuy wax maanaam kii ijaazatun ammatun li ahli al-asr mooy nit koo xam ne danaan man ijaazaal naa sama waa jamono yëpp maanaam kenn ku ci ne mën naa solo ci man d'accord donte loolu dëgërul boroom xam-xam yu dëgërul loolu noonu comprendre am na ñu ne dëgërul na am na ñu ne dëgërul mais daal ala kulli haal parce que loolu tamit day daal di mujj nekk loo xam ne daanaka ak yenu maanaam en tout cas daal boo ko xoolee da ngay gis ne daal dese na nekk lu dëgër voilà maintenant imaginez ku nangu ijaazatun ci ñi ci tane sax mooy ñu ne képp ku yegg ku mën a maîtriser ku mën a xam li ñuy wax wala ku mën a comprendre milieu bi yooyu ijaazal naa ko loolu mën na ne loolu sax moo ci kii mais amaa ijaazal yàlla donte am na ay borom yu ko def bon ala kulli haal parce que l'essentiel bi rek ñoom dañ ni mooy ki nga xamante ne moom la ñu ijaazal mu mën a nangu affaire bi mu nangu ko bu wax ci kaw loolu tamit mook bi ci des ñoo yëpp mais léegi nañ xool léegi Salih al-Fulani dafa ne rahimahullah dane Muhammad ibn Sina moom daa ijaazal waa jamonoom loolu moo tax nga gis yeneeni sëriñ utiliser di solo ci moom parfois di sukkandikoo ci information bi Salih al-Fulani joxe d'accord d'accord comprendre affaire bi nag indi indi lënt ci affaire ci problème boobu mais le souci mooy at yi mu wax ne loolu la dund parce que lu bari la wax ci at la dund ba pare kenn xamu ko ba pare mu yor isnaad yi gënoon a gàtt ci jamono ji ma du ñi naata illa ixtilaaf parce que at yu bari la wax yoo xamante ne après boo ko xoolee xaw ma en tout cas soo comparé mbir mi da ngay gis ne li mu wax moom ñi fekkee ne ñooñu ak li mu wax maanaam boo xoolee lépp daal ba pare tamit day wax ne at sàngam la demoon Màkka solo na ci diw ak diw ak diw bu ñu xoolee at diw moomu noonu problème am na maanaam ñi mu wax ne ñooñu ñëpp en tout cas c'est presque dafa compliqué ci ñoom ñëpp ñu fekkente ndoo Màkka ci année boobu ba pare lan moo tax ñu toll noonu ci boroomi xam-xam daje Màkka moom kese mu solo ci ñoom ci at boobu yooyu yëpp maanaam à un moment donné donc dañu li ñu xam ne moom mooy moo tax lay kii Hafiz Ahmad al-Ghumari ak d'ailleurs ak kii Cheikh Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari radiyallahu anhuma ñoom ñaar par exemple ci al-Wajiz al-Hafiz Ahmad al-Ghumari rahimahullah wax na ne bu doon Salih al-Fulani ku wér la dëgg bu doon ku wér la waaw li mu jëlee ci musnad ci kii Ibn Sina Muhammad Ibn Sina bu doon loolu dëgër na kon mooy isnad yi gën a gàtt fi xaayatul uluwi lay doon mais le souci mooy dafa am problème wérul solo ay xadiis yu ay isnad yu bare jaare ko ci nit koo xamante ne en réalité existé wul sax maanaam nit la ko existé wul en fait moom da ko créé mi ngi mel ni tey man bu ma ne woon jële naa ci benn oustaz diw kooku jële ci Cheikh Omar radiyallahu anhu ci jamonoom le fait que man sama jamono man kese ma xam nit kooku li oustaz boobu nag permettre nga def voilà sama isnad yu bari mu ajaare ko ci waajooju loolu mooy problème bi c'est-à-dire que parce que imaginer Cheikh Omar radiyallahu anhu ak ni mu yàggee man ma ni oustaz boobu jàng jële na ci moom kooku jële ci xam nga nu ma la wax après mu jëlee nag kooku tamit ni oustaz boobu sax d'ailleurs jëlee Cheikh Mouhamad Ghali jamono radiyallahu anhu jamono jooju tamit période boobu la woon et cetera yi maanaam daf may permettre ma def benn maanaam gën a gàttale ñëpp isnaad ci luñ joyal kenn mënul taxaw ne maa la gën a gàttale dégg nga voilà même bu fekkente ne ba ci les années 70 par exemple am na ku gis maanaam comme Cheikh Mouhamadul Hafiz at-Tijani radiyallahu anhu moom jële na ci Cheikh Abdul Mun'im moom mu jële ci Cheikh Mouhamadul Ghali radiyallahu anhu parce que Mu'ammara dafa guddoon fan kooku
dégg gis est-ce que gis isnaad boobu ni mu gàtte yow ko yow comprendre mais loolu dafa baax. te Cheikh Mouhamadou Hafiz moom ñoom moo maanaam ce qui veut dire que ni am na isnaad yu gàtt yoo xam ne buñ ko xooloon ci jamono jooju noonu su doon uluwul isnaad boobu dañ ko toppatoo bu baax. par exemple ñun mën nañ maanaam non ñun suñ génération mënuñu cee bokk mais yéen mën ngeen cee bokk. waaw non da ko doon yéen mën ngeen non c'est vrai mën ngeen am benn nit maanaam ñaari nit seen diggante ak Cheikh Tidiane la daan wala wala ñetti nit seen diggante ak Cheikh Tidiane ñetti nit loolu mën na nekk ñi ñëpp ñi nekk les années 70 wala 60 en tout cas 65 daal à partir de 65. parce qu'il faut gars yi gudd fan tuuti rek parce que. voilà deux siècles la quoi. voilà mën nañ am ñetti nit ak seen diggante ak Cheikh Tidiane radiyallahu anhu parce que il suffit que nga jëlee ci Cheikh Mouhamadul Ghali ci Cheikh Mouhamadul Hafiz bokk moom mu jëlee ci kooku noonu Cheikh Abdul Mun'im boobu mu jëlee ci Cheikh Mouhamadul Ghali muy ñetti nit. mais xam nga gisoo ñi nga xam tamit. par exemple sëñ El Hadj Malick. gars yi mën nañu ba léegi kenn nit mën naa dox sa diggante ak moom après peut-être wala ñaar. mais ba léegi ni mën na ne benn nit. sëñ kii Mouhamadou Bachir Niang. voilà Maam Bachir. moom gis ne Cheikh El Hadj Malick. radiyallahu anhu. ah papa Cheikh Omar Mbengue El Hadj Malick Mbengue. man ak Yaxya yëpp yeesal nañu jël te moom ci Cheikh El Hadj Malick la jëlee woon werd bi muy am 25 ans. waaw. est-ce que kooku xam nga moom. waaw kooku la saa dëkk Mali. voilà si même Bachir par contre moom sol en tout cas lim ma wax moom mooy moom li mu solo ci Cheikh El Hadj Malick bariwul. waaw loolu la ma wax moom parce que dañu moom kii na boobu 9 ans la dund ak moom. d'accord waaw par contre nag fekke na ko gis na ko bu baax daan na ko xam na ko nekkoon nag moom. waaw loolu moom am na mais comme 9 ans la amoon. li mu soloo ci moom bëriwul. voilà cependant nag li mu soloo ci Cheikh El Hadj Mansour radiyallahu anhu moo bari. voilà presque yëppam ci Cheikh El Hadj Mansour la ko solo ak papam Cheikh Abdou Aziz Niang moom la ñuy wax Abdou Fati Niang. radiyallahu ta'ala anhu jami Abdou Fati Niang. voilà. radiyallahu anhum voilà léegi kon loolu tamit voilà léegi koo xamante ne léegi moo ba xam boobu moo tax par exemple Muhammad ibn Sina dafa mujj nekk koo xam ne dafa siiw ci borom xam yëpp te en réalité boo xoolaatee bu baax da ngay gis ne kooku existé wul lu nit ko existé en fait. factice quoi moom. ah factice la quoi moom dañ ko defar. voilà dañ ko defar. amiin mais xoolal ku mel ni imam an-Nazifi rahimahullah moom par exemple isnaadam ci Sahih al-Bukhari Muwatta ci kooku la jaar. am nga problème bos nu ngeen am yow. dégg nga léegi koo xam ne majhulul xaal la maanaam kon bu ñaari nit solowee ci nit moo tax yii yëpp am solo parce que day tax ñu ne kan kii kan moo ko xam. est-ce que xam nañ ko ci milieu boroom xam-xam yi. ana imaginer comme Muhammad ibn Sina boobu kan mooy doomam kan la jur. day yëdd dafa bëri de. waaw ak yu mel noonu. dégg nga majhul kon majhulul xaal mooy koo xam ne ñaari nit gaa soloo nañ ci moom mais problème bi mooy xamuñu ba xam ku dëgër la wala ku dëgërul la par exemple benn waaye fekke nañ sëriñ bi di jàngale rek ñu toog jël ci moom xadiis yi mais kooku sëriñ boobu même bu dee ñoom dem nañu mbooloo lañ jàngee ci moom xadiis yi dem kenn ku ci nekk nettali ko sa waa dëkk mais sëriñ bi moom mooy kat loolu mooy majhulul xaal wala mastuur dañ koy wax mastuur koo xam ne waa dafa nëbbu majhulul xaal mooy ku ñu réere xaalam boro koo xam ne nag wuute nañ ci nangu xadiisam wala dañ koy delloo d'accord waaw
yéen da ngay dundee ci époque bii jaaxal na époque bii nga xam ne évolution rek. waaw moo tax kooku noonu mooy jumhur nag dañ ne waxam kooku xadisam dañ koy delloo. imam an-Nawawi rahimahullah ak ñeneen ñu dul moom dañ ne déet kooku kat xadis bi mën nañ ko nangu quand même parce que masturu xaal la te maanute moom cosaan jullit mën nañ yaakaar ci moom naan maanute rawatina bu nekkee boroom xam-xam di yëngatu ci milieu xam-xam yi comme li ibnu al-Hafiz ibnu Abdul Barr wax rahimahullah moom dafa tegtaloo ci xadis bi naan yaxmilu hadha al-ilm min kulli xalafin uduluhu xam-xam bi yàlla ñi mu koy yan mooy ci gox bu nekk ñi maandu ñu la koy yan kon moom maanaam mu sukkandikoo ci yooyu deme noonu waaye al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah dafa teqatal dani at-tahqiqul waqfu ila an tastabina xaaluhu li nga xam ne mooy dëgg-dëgg moo buñ bëggee buñ xóotalee masala bi daal settantal bu baax dañuy gis ne li gën a xam ne li nga xam ne mooy li gën a wér mooy dañuy taxaw ci ay mbiru waajooju duñu delloo xadis bi duñ ko wéral ba keroog xaalu waajooju di leer voilà dégg nga beneen mbir moo xam ne mat naa leeral mooy xadiisu nitu bidaa moom ak mubham ñooñam dañ koy delloo waaw bidaa nag mooy loo xamante ne mbir la bu ñu sos lu wuuteeg lañu xame woon ci diine ak li yenent bi sallallahu alayhi wasallam indi mook saxaabaam yi ci anam goo xamante ne anamu lënt la wala boog ta'wil moo ko indi waaye du yoonu du ne danga wuuteeg li sharia indi ngir diingat wala lànk ndax loolu ku ko def dangay nekk yéefér te dégg nga noonu la gi nga ne moom kon bidaa moom voilà day nekk ci biir diine ci di officier voilà sauf que interprétation voilà wala yooyu dama moo tax ci loolu voilà maanaam lënt daf ci am mais il faut que mu wuute ak li ñu xame ci diine ak li yenent bi sallallahu alayhi wasallam indi mais bu dee li loolu dafa dëppoog li yenent bi indi saa saa wala dëppoo na ak diine li ñu xam ci diine kenn du ko tuddee bidaa boo ko teg li gaa yi di waaw dégg nga te mbir mu ñu sos la bu wuuteeg loolu xoolal gis nga tënk bi mu ko te loolu mooy li borom xam-xam yëpp wax ci sama kii boobu ma defoon ci mawlud bi waaw ci indi woon naa ci ay yenn wax d'ailleurs sax am na dama waroon bindaat sax beneen boo xamante ne ci sujet boobu kese laa koy def bidaa ak kese pour indi maanaam téeméeri wax yi borom xam-xam yi wax ci lan mooy bidaa parce que en fait gars yi dañuy gëmloo nit ñi leneen bidaa mooy lépp lu yeneen bi deful woon sallallahu alayhi wasallam wala saaba yooyu noonu alors du dëgg déedéet déglu lu ma wax mu ne wal bidaatu hiya i'tiqaadu amrin muhdathin ala xilaafi dégg nga muhdathin dañ koo sos ba pare mu ne ala xilaafi lu wuteeg bu doon kay muhdathin la waaw voilà mais ala xilaafi ma urifa fi diini wa ma jaa min ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wa ashaabihi bi naw'i shubhatin wa ta'wilin boo xam ne dafa ànd ak xeetu lënt wala boog ab interprétation laa bi tariqi juhudin wa inkarin waaw pas mu ànd ak yoon maanaam mu jaaree ci yoonu lan juhud mooy lànk wa inkar ak dingat loo xam ne diine ji moo ko moom dañ ko ci xamee ci mu leer parce que fa inna zalika yu'addu kafiran kooku dañ koy jàppe yéeféer mais kooku moom mooy bu bidaa ci pas-pas kon xadiisul borom nitu bidaa moom dañ koy delloo ci lu ëpp ci borom xam-xam yi waaw am na sax ñu ne même maanaam même bu fekkente ne dafa melowu koo xamante ne day mel ni dafa dëggu wala muy ñoŋal làmminam wala mu nekk koo xam ne dafa xër ci diine même bu melee noonu dañuy dellu ay waxam waaw am na nag ñu ne déet
bu fekkente ne xam nañ ni kat waa ji teqantal bi nga joxoon auparavant mooy voilà fekkee waa ji bidaam bi yóbbu ko ci voilà mën a téye fa wala voilà am nañu ne tamit bu fekkente ne dafay diingat mbir moo xamante ne dafa siiw ci sharia te ñëpp xam nañ ko mutawaatir la kooku waxam dañ koy delloo su melul noonu nag mën nañoo nangu ay waxam waaw même bu fekkente ne ñuy wuuteeg moom dañuy wax ne yéeféer la sax waaye ànd ak ne moom day takk sàmm na ragal na yàlla day dafa moo tax même ragal yàlla sax nit mën na koo def ndekete moom yéeféer la parce que ah waaw parce que li mu jàpp kii aussi ki mu ragal moo ragal ko quoi voilà loolu la ngir nga ragal ko xam di toog nga def voilà waaw waaye nag li ñu tànn moom mooy su fekkente ne day woote woo ci bidaam loo xamante ne bidaa boo xam ne day génnee maanaam daal ci gàttal daal mooy koo xamante ne day nitu bidaa la même bu nekkul yéefér parce que bu nekkee yéefér moom kenn du nangu waxam ci lu ñu joyal loolu moom mooy li gën a dëgër insha allah parce que nit koo xamante ne nekk na yéefér su fekkonte ne nekk yéeféer mën na tax ñu nangu say wax mais kon wéla kon fan la ñuy teqante la diggante yéeféer ak ñàkk nekk yéeféer kooku moom yéeféer bi kenn du nangu waxam loolu benn la léegi mu des kan ki nga xamante ne moom bi daam yóbbeewu ko ci nekk yéeféer kooku boobaa dañ naan ko waa d'accord ñëwal mën nañoo nangu say wax ba mu des soo dee wax lu wuteeg sharia lu wuteeg bokk maanaam loo xam ne daal soo indee xadis boo xam ne day dëgëral sa bidaa waaw sa voilà waaw waaye daal am na ñu bëree bëri daal ñoo xam ne daal ñoom dañuy sàmm daal duñ jël mukk xadis sax na nitu bidaa yooyu noonu waaw waaw te sikki nekkul ci an-Nabahani nee na wala shakka anna axd al-xadis min hadhihi al-firaq yakunu ba'da at-taharri wal-istiswaab wa ma'a dhalika fa inna al-ihtiyat fi 'adami al-axd 'anhum awla waaw sikki nekkul ci loolu waaw sikki nekkul ci ne daal nitu bi daal moom jël xadisam moom day am ginnaaw bi ñu ko gëstoo segg ko bu baax xool ba xam jug na et cetera waaw parce que waaw sinon rek jéem a sàmm ci jël ci bañ a jël daal seen affaire moom moo gën a wóor waaw li annahu qad sabata anna haa'ulaa'i al-firaq kaanu yasna'uuna al-ahaadiith li tarwiiji mazaahibihim wa kaanu yuqirruuna bi wad'ihaa ba'da at-tawbati war-rujuu' parce que sax na ne gaa yooyu noonu dañ daan faral di defar ay xadiis ak di dëgg ngir dëgër seen ay mazhab mooy comme ni ñenn ñi di def mais daan nañ saxal loolu ñenn parfois ne ñoom ñoo ko sosoon ginnaaw bi ñu tuubee ba dellu si te subhaanallah sénégalais yi da nga koy gis ñu koy def ak seen sëriñ yi di créer ay xadiis ñenn ñi dañuy dem ba créer complètement xadiis yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne yenent bi moo wax nangam jublu ci seen sëriñ ah loolu da nga koy gis loolu ñun ñëpp on le sait ça voilà léegi am na ñoo xamante ne ci seen biir histoire sëriñ yi la ñuy créer ay histoire pour yëkkati seen sëriñ wala pour wax leneen loo xam ne ñoom bu ñu xamoon tuuti sharia dañuy xam ne dañuy tuutal sëriñ bi di ko doyral wala wax loo xam ne ñëpp dañuy xam ne du dëgg mënta ne te loolu nag ñëpp koy def murid tijaan ñëpp koy def wala ñu fekk seen histoire yenn islam dindi personnage yi waaw des fois seen histoire seen personnage quoi voilà waaw au lieu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ñoo àndoon nangam déedéet sëriñ diw ak taalibeem diw ñoo àndoon voilà
waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne diw ko wax man loolu j'étais stupéfait bi ma déggee benn waaye ne Serigne diw moo wax ne xale xaw ma boo ko xadis boo xamante ne ci début risaala mooy xadis boobu di wax naan xale boo ko jàngalee day mel ni rëdd xeer boo ñu rëdd njàngum xale waaye bu dee bu kii day mel ni ndox rek moo rëdd bu dee ma mu ne sëriñ bi ko wax voilà su ma jàngul woon sax ndax itam damaa jàng nag voilà su ma jàngul woon sax dañu mën a wax waaw wax dëgg yàlla mais loolu yenent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax mais dëgg la yenent bi moo ko wax ndax itam moo ko wax yàlla sàmm ala kulli xel moo ko wax non mais franchement te pourtant kii wax loolu moom sëriñam lañuy joxal faveur foofu noonu. voilà subhanallah yàlla daal na vraiment. voilà subhanallah c'est étonnant. ñépp koy def na kenn mucc ci. waaw waaw ku dégg gars yi li ñuy wax ci seen xew-xew yu bari yi ak ci parfois seen rajo yeeg ngay déglu même sëriñ yi sax dañ koy def. nettali la dañ lay leer ni lii du dëgg maanaam mënta nekk c'est-à-dire que même le matériel mënul maye possibilité histoire bi demee noonu maanaam xam nga non mais c'est vrai. les gens persistent et signent que loolu la donc après les gens persistent et signent que ni loolu moo am mais loolu mënta ne dafa am yoo xam ne dafa mënta ne c'est-à-dire que non mais c'est vrai dafa am yoo xam ne dafa mënuta ne dafa impossible maanaam la maanaam les conditions matérielles sax mënu maye loolu ah nan nga ma bëgg gëmloo ne man ren man maa ngi fii ah nga bëgg ma gëmloo ne ma man déwén maa ngi waat fi maanaam déwén heure bi maa ngi waat fii nii ci jamono joo xam ne amul avion amul oto sax amu ko woon nga bëgg ma gëmloo ne wër naa def naa daanaka tour monde bi dellu si waat ci même at bi te attention bu fekkoonte ne kon mën nañ ne sama non c'est-à-dire que dafa bari ay affaires yoo xam ne maanaam matériellement rek sax dafa mën daan ne ci soo xamoon tuuti sama yow non mais c'est vrai gars yi loolu la ñuy def non c'est vrai dañ lay nettali loo xamante ne yow leer na ne loolu manu tànne comme dañ lay gëm loo baatin kay yow mais gëm loolu mu baatin mais c'est-à-dire que dafa am loo xam ne ci zahir nga ko def loolu de moom problème bi en fait yow yaa ngi bëgg ma nangul loo ci anam yu différent yoo xam ne yow voilà loolu yow da nga ne kii ci zahir la ko def voilà tey nañu xool rek exemple Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu Seydi Hadji Malick mënoo ne à 33 ans la dem aji Makka te Seydi Hadji Malick musul génn Sénégal benn yoon la génn Sénégal dem Mauritanie 15 jours la fa def àttanul tàngoor wax dellu si wat non tàngoor dafa metti woon ci moom d'ailleurs looloo tax Serigne ba ne ko al-Alawi radiyallahu anhu ne ko jox naa la ijaaza yépp lépp lu bëggoon am nga ko lépp léegi mën nga dellu Sénégal mu dellu Ndar mais dafa bëggoon toog benn jamono loolu waxuma ko de loolu demal ci téere ci Cheikh El Hadj Abdou Aziz bi radiyallahu anhu bi muy wax affaire bi muy dund kii wala nga jël histoire bi kii téere bi mam kii bi El Hadj Rawane Mbaye def ci Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu di nga fekk li ma la wax déet dafa ndàgg affaire bi dafa leer naa ñett kay nag seen sëriñ nga xamoon na nga moom duñ ko dañ ne antanul tàngoor bi loolu lañ wax déet mais dafa ndàgg loolu lañ wax
parce que dañ ko bëggoon mais yoo xam nga Sénégal du ma loolu quoi Sénégal du ma loolu. mais loolu la ngay wax mais dafa ndànk ah léegi benn yoon la mës a dem foofu bi muy am 33 ans fekk na mu jël soxna Rokhaya Ndiaye mi ngi fi woon radiyallahu anha amoon na doom ñoom soxna Fatou si ci la bokkoon kii ci la bokkoon Sidi Ahmed Serigne Babacar si radiyallahu anhu jami ñoom ci lañ bokkoon à 33 ans boobu ci la dem Makka ànd ak Serigne Siisu Touré radiyallahu anhu mooy papa yi Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu bi mu jugee Makka bi mu demee aji ji rek ba mu fa jugee dafa dellu si waat dem na ba Al Azhar université boobu waxtaan fa toog na fa une semaine waxtaan ya ay boroomi xam-xam fekk seen ay durus ñu waxtaan ak moom ñu gis ci moom boroom xam-xam bu bënn bu mat sëkk radiyallahu anhu mu dem waxtaan na ak ñoom ba dem ci marché bi dem wut fa gerte indil leen ko parce que temps yooyu boroom xam-xamu sénégalais yi rahmatullahi alayhim dañ doon wutee ci gerte ndax def na ko génneel asaka waaw wala déet moom li mu mës a saxal mooy gerte dañ ko génneel asaka te loolu xam nga moo yanu maanaa sax parce que parce que dañ koy lekk ba pare dañ koy mën a natt lu ñuy lekk te man koo natt loolu dañ koy génneel asaka mais li nga xamante ne moom la maanaam bu dee dañ koy bay maanaam dañ koy bay dañ koy natt te dañ koy lekk par exemple pomme ak ñoom xaal kenn du leen génneel asaka donte danañ leen lekk lu tax parce que duñ ko natt waaw dañ koy peese tey boo ne moon muddu pomme munoo ma ko wax soit pomme dañ koy jaay par benn wala ñu koy jaay par kilo mais kenn du ko jaay par litre ak par yooyu non loolu moo tax léegi wax ok léegi mais gerte mën nañ ko def noonu mën nañ ko jaay par pot gars yi sax boo demee ci mer gerte yi dañuy jaay kaasu ataaya sax voilà dégg léegi Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu bokkoon na ci ñu doon wala sax moom da doon dëgëral vraiment position xaw ma sax keneen kan moo ko doon mais en tout cas moom doon na dëgëral position ne def na ci génne azaka am na ñeneen ñu wax la ne d'ailleurs mu dem laaj ko sëriñu Azhar yi ni leen lii est-ce que da ngeen ciy génn azaka yéen ñu ne ko waaw comprendre bi ñu waxtaanee ak moom ñu gis ne moom sëriñ bu mag a mag la boroom xam-xam bu rëy la bu mag radiyallahu anhu non mais déet dëgg la ah seen xaj maan nag dafa ndànk radiyallahu anhu ah déet dafa ndànk nag dafa ndànk de même kii Sidi Ahmed Shukayri radiyallahu anhu gisoo ijaaza bi mu ko bindal daf ko doon wax ne ko ku doy ni yow yellowul man mi mos bu koy bindal ijaaza bu ma ragalul woon musiba dal ma su ma la yéexu la bindal ijaaza bi kon du ma ko def ndax dama xam ne dama tuuti ci sa kanam bi ñu jëlee lettre bi ñu bind gars yi yónnee maanaam bon bref en tout cas masala gerte gi après Sidi Ahmed Shukayri radiyallahu anhu laaj nañ ko ci seen avis comme sëriñu Sénégal yëpp d'accord woon nañ ci màggaayam et cetera ñu yónni ko bi ñu ko yónnee moom mu bind ci benn risala pour mu ne attention gerte dañ ciy génn asaka loolu mooy arrêté masala ba kii bi question bi foofu léegi mu jóge fa ñibbi ci Sénégal yow nga bëgg maa gëmloo ne dem na fële ca Samarkand URSS xate te foo mënta ne parce que tout simplement boo xoomee distance bi ba pare nga xool jamono jooju ñoom Bukhari yi nekkatuñ fa woon na faut pas croire que ni ñoom Bukhari yi ña nga fa woon na ah non jamono jooju
presque affaire yi ñu ngi commencé woon perte seenu diine sax lañ commencé woon perte boole ko nga bëgg ma dem gëm noonu dem na Indonésie en même temps dem na Cham ah sëñ bi xoolal ma loolu nga bëgg ma gëm loolu ne foofu yëpp dem na fa nga bëgg ma gëm loolu sax parfois ni ñëw na ba Bordeaux gi non ah non sax nag moom ah te loolu yëpp bi mu amee 33 ans ak avant mu am 34 ans te am na yoo xam ne da lay war ni wax jooju parfois amul sax même li fait que ñu ne dafa nekkoon ak yeneen kii toog Madina bëggoon fa dëkk loolu li lay wan rek ne amul loolu dafa simple munoo gis nit ku am responsabilité bu toy ni bi mu amoon Sénégal plus am fa jabar ba ko fa ak doom ak ay doom ah yoo xamante ne taxuñoo nekk mag yow nga dem rek ne damay toog Madina sans tàggu ñële sans wax leen dara ak ni xelam tollu ni mu ñawe moom xanaa yenn boo koy nettali doo xool sax ba xam li may wax mat naa bàyyi xelam de ak yeneen nan Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu ba muy kii dama jox exemple Seydi Hadji Malick parce que ñoom sax ñoo tane am na ñoo xam ne moom xaddis wala xaraj lu ñu nettali mën ko ci dute waaw lu ñu nettali mën nga ci dute c'est-à-dire que segam Seydi Hadji Malick bi gën a mucc ci loolu moo am ay histoire yu mel noonu am na beneen sax bu naan way Kaaba nga xaw ma ba mu fa demee laalu ko xaw ma mais waxi caaxaan yoo xam ne loolu matul sax bàyyi xel mais accident fekk aj bi mais non sax bul ko xam yow Kaaba gi dangeen koy wër tout le temps waaw mais il est pas question mais il est pas question nga ubbi buntu Kaaba yi dañ koy wër kenn di est-ce que dañ dugg ci biir voilà yow mën a day def gars yi tëj buntu Kaaba gi non mais loolu vraiment loolu waaw loolu dafa na la quoi mooy ignorance bi gën a mag oui Kaaba gi du jël nga suñu bii et puis nga non am na beneen bu gën a grave moo dégg mooy ne Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu bi mu nekkee ci juma fële ca kii ba ci di tafsir fële ca Tiwaawan at mu mujjee tafsir nit ñi dañ doon dee comme ay weñ di daanu di dee après mu ne sëñ Babacar radiyallahu anhu ne ko mu ne sëñ Babacar dama ragal ne mbir mi nag maanaam leer gi ëpp ñu kan leer xanaa yow danga ma bëgg a wax ne ñoom Ibnu Abbas nag ñoom radiyallahu anhu ñoom luñ doon def ñoom defal daal parce que munoo Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu bii sëriñam lu mu doon def te jotaay yi ñu ko xamale woon mooy jotaayu tafsir ak jotaayu xadis ginnaaw na doon na def ay kii xikkamul ataaya benn jamono doon na ko jàngal mais sinon li ñu ko gënoon xamale ci ay jotaay mooy tafsir ak xadis non ba noppi sax nit ñi dee ni weñ mooy bari nañ. oui mais loo koy mooy quantité ba pare alxuraan dafa ñëw pour loolu aussi. voilà quoi non ba noppi sax bu loolu bu amoon tubaab bi dana ko jël si. parce que le fait que tubaab bi dana ko créer dana la ko yow mii comment ça se fait que nit ñi de ba pare ci manuel yi ci histoire dinañ ci marqué ne at sangam nit ñi dañoo deewoon dee gu bari biir ci waawoon. ak yeneen c'est que léegi jamono lañ tollu joo xam ne nit ñi bu ñuy wax duñ sax gis nga xam-xamu xadis bi mu réeree ci ñun yii yëpp la àndaale. picc grand guerre ngi digg ay. voilà alors déggoo ne ma dox siqat non baata siqat teg ko na le deel wax rek ni ma bas waxoon wolof yi sama rakk yàlla wolof yi buñ la waxee dara neel te jeex te nopp moo tax xam-xamu xadis am solo parce que day tax ngay def attention déjà ci isnaad bi mais aussi ci matnu bi ngay xool aussi wax ji di ko vérifier est-ce que possible na loolu tax charge lu tax mu am mooy wax ji yëpp isnaad bi dëgër na lépp am na mais wax ji moo yanuwul maanaam ci côté diine suñu dëgg
soit dafay wuuteeg affaire sharia dafa wuuteeg lu sax ci alquran ñu ne kon shaaz la ah oui parfois baat bi matnu bi attention loolu day bari lu muy am léeg-léeg matnu bi day saxeex day wér xadis bi day wér lépp mais nit ñi duñ ko jëfandikoo parce que dafa wuuteeg loo xamante ne dafa sax ci alquran loolu tax même wax ji ñu wax ne dañ jabaroon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am ay boroom xam-xam yoo xam ne rahmatullah alayhim ñoo xamante ne dañ ni wax jooju noonu même bu dëgg xadis yi dëgër yi dafa maanaam dafa am benn xaraaba bu ci nekk lu tumranke lu ci nekk mooy le fait que dañ ni loolu moo waral Falaq ak Naas wàcc te Falaq ak Naas Makka lañ wàcce wuñ Madina te histoire bii ñuy wax Madina la amee waaw loolu nag moom lu jar a pensé la waaw ñoo ndax histoire ñoom bii ñuy wax Madina la amee ndax dañ ni yëwoot yee ko defoon ci benn teenu Madina lañ ko defoon et cetera te Falaq ak Naas Makka la wàcce moom kay dama et cetera toppal loolu moo tax non xam-xamu xadiis moom mooy li nga xam ne ba pare day tax doo gaaw a doo gaaw a accuser nit kenn du la dugal ci caaxaan ku la nar a dugal ci caaxaan nga indil ko régal yi te est-ce que information bi nga may jox remplir na lii bul ne ma nag gis naa ko Seneweb non man loolu lay bañ nga di ma wax benn wax naan ma gis naa ko Seneweb wala Rewmi.com wala léegi si Seneweb mooy raw yi bi gën a mag ah non man bul ma wax loolu déedéet parce que loolu lay bañ danga may wax lu leer parce que Seneweb ka ko ca def kan la ak lu tax mu def ko ak voilà ak lan mooy objectif waaw mu xam mu xam ne dañ fa ba pare sax lan mooy objectif bi parce que attention lan moo tax ñuy delloo waxu mubtadi' riwaayatu mubtadi' lan moo tax parce que dafa susceptible mu jàppale bid'a mais yow peuple boo xam ne koo gis xolam jéng na fu garaaw foo xamante ne foofu rek lay bëgg di jàppale information yi muy recueillir yépp c'est pour jàppale loolu la ah léegi kooku nan nga bëggee man ma dëggal ay waxam ah même yow bu ñu lay nettali même histoire bi tey même information bi sax kii ni mu koy waxee kii ni mu koy waxee doon benn ba pare parfois ñu nëbb la benn élément bu important ci histoire bi ci événement bi léeg-léeg ñu nëbb la ci élément bu capital boo xam ne yow boo ko xamoon rek sa position day changer ñu xam ne yow loolu boo ko xamee sa position day changer ñu nëbb la waaw ah wala fi waaw wala fi noonu lañu def après nag yow nga commencé di am yenn idées yooyu xalaat ci ñenn ñi ñaaw njort ci ñeneen ñi neneen ci ñeneen ñi et cetera fekk yooyu yëpp gars yi la ko yóbbu waaw nañu yàlla sàmm la waaw alakul xaan kon nañ ñoom foofu insha allah beneen yoon ñu dugg ci waaw waxal bismillah ñu laaj ci mutawaatir yi bëgg na ma dëgg waaw mutawaatir ak lan léegi yow lan nga ci doon wax mais loolu wax naa ko lan nga bëggoon xam ci mutawaatir bon loolu question bi la fàtte woon mooy ma ko waxee immédiatement da nga ne ma dégg naa ci waaw mais loolu dellu si waxoon naa ko li aju ci mutawaatir wax naa ko waaw non boobu nga passé woon nañ ko waaw mais non après dellu si waat naa ci moo tax wax ñaata lañ au minimum fukk lañ comme tey par exemple mutawaatir mooy tey bu ma nee imagine tey nga ni ma man la ndax Makka existé na wala Bagdad loolu même ñun buñ ko gisul ci télé bi maanaam muñ tey imagine amuñu woon télé yooyu ñun mënuñu ñàkk d'accord ci ne Bagdad am na parce que au fur des générations nit ñi dañ koy tudd
ñaareel bi mooy au fur des générations nit ñi dañuy gis ñuy jóge fu ne na ci gox yu ne naan demoon nañ fa moom mutawaatir. non c'est que en fait am na xadis ba wax ba ma ne la loolu mutawaatir la nga ne ma du mutawaatir. ah naam ok kii la xadisu yatlubul anwaar bis ok boobu naam du mutawaatir parce que mutawaatir loolu laa lay wax maanaam il faut que ci maillon chaîne bu nekk mu am mbooloo mu toll noonu. parce que siiw bi mu siiw moom jógewul ci isnaad bi. déedéet voilà ginnaaw gi la siiw loolu moo tax par exemple xadiis innamal a'maalu binniyaat ndax mutawaatir la wala de tey foo dem ñépp xam nañ imaginer tey bu ñu ñëwee ne benn borom xam-xam laaj ko ne ko ndax innamal a'maalu binniyaat yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ci loo xamante ne yaqiin maanaam qat'an da ngay dogu ci mbir mi borom xam-xam yépp duñ ci dëppoo parce que lan parce que isnaad boobu fard la benn nit moo ko solo ci benn nit kooku solo ko ci benn nit après nag ci la siiwee kon borom xam-xam yi duñ ci dëppoo alors que tey bu ñu nee ndax man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan naar yeneen bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam boroom xam-xam bi danaan la ahan kay sikk nekkul ci ne moo ko wax rek mutawaatir il faut isnaad bi matérialiser ko voilà bokk rek nag lu siiw li nga xam ne ñëpp dañ koy wax rek déedéet alors que tey boo ñëwoon ci ami ku xamul lu bari boroom boo xam ne du wax boroom xam-xam nga ne ko ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan naar danaan la xamu ci dara wala wóoru ko te pourtant mutawaatir la waaw parce que pourtant man amoon ñett mu gën a siiw voilà waaw te ndax voilà mashu alal xuffayni ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale demal ci awaam yi boo demoon ci awaam yi nga laaj leen ko dañ naan la noo wóoruma ah déedéet ñenn ñi sax dañuy am fitu ne la abadan mukk loolu mënta ne sa tànk foog da nga koy raxas ànd ak ne mutawaatir la xadiis yi wax ci soccu ndax mutawaatir la xam nga mutawaatir la attention am na beneen affaire tamit boo xamante ne lu mat a bàyyi xel la mutawaatir dafa am ñaar dafa am lu ñuy wax mutawaatirul lafzan ak lu ñuy wax mutawaatir ma'nan at-tawaatirul lafzi ak at-tawaatirul ma'nawi dafa am ñoom ñaar lañ loolu c'est que en fait téere bi comme dafa tuuti pour débutants yi la moo tax dina am ay affaires yu bare yoo xam ne du mën na nekk du nekk ci téere bi ba pare du nekk tam ci commentaire bi ñuy def nii mais incha allah bu ñëwee bu dee ci Alfiya Suyuti bi incha allah dinañ def tout pour en tout cas indi li nga xamante ne mooy li ëpp wala ba li wala boog daanaka lépp wala boog li ëpp daal ci li aju ci xam-xam xadis incha allah ak tawaaturul lafzi ak tawaaturul maanawi mooy lan mooy bu ñu nee li nangam mutawaatir lafzan maanaam kàddu gi moom moo am tawaatur am loo xamante ne maanaa bi moo am tawaatur comme xadiis yi wax ci julli moom maanaa bi moom tawaatur la kenn mënul dutee ni juróomi julli lañ doon julli parce que tawaatur bi maanaa wi la kenn mënul dutee ni tey am na loo xamante ne tamit par exemple tey imagine mutawaatir la mais par exemple téere yi indeewuñ ko noonu mu nekk mutawaatir te mais pourtant mutawaatir la mooy comme noddu ak liqaam mboolem goxu jullit ñi ci jamono ju nekk dañ daan noonu ñépp toxal ndoo ko noonu comprendre la loolu moom mutawaatir la mais maanaam amma lafzu nodd ci boppam jëmmi nodd niñ koy defee kooku mutawaatir la lafzan wa maanam amma nodd dañ koo war a def kooku mutawaatir maanan la
comprendre alors que par exemple socc xadiis yi wax ci socc masal xufayn et cetera yooyu mutawaatir maanaan lañ mais mutawaatir lafzan mooy comme man kasaba alayya kooku moom muu bi ci boppam maanaam ni ñu ko waxee noonu noonu la siiwee mu nekk mutawaatir comprendre comme alquran moom mutawaatirul lafzan wa maanaan la lépp mutawaatir la parce que dans toutes les générations ñëpp ko mokkaloon maanaam ñu bari dañ ko mokkaloon ñu toxal ko ci ñu bari ñu ko mokkal ñu di ko bind en même temps mu nekk ci téere ñu di ko paasante ñëpp di ko jàng foo dem te mu am ay jullit xale ya di ko jàng mag ñi di et cetera loolu mutawaatir la boo xam ne lafzan wa maanaan la moo tax alquran sanad yi kenn nekkul di ko étudier moo tax xam-xam bi aju ci xadis ci ay sanad ak yooyu di étudier sanad yi amul ci alquran parce que alquran moom jarul étudier parce que mutawaatir la moom nga différence voilà voilà te xam naa benn yoon insha allah ñu def ci dugg ci an kii al aali wan nazil waaw ak yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo ronu seen diggante seen biir et cetera insha allah wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin